Midi Culture. sëriñu daara bi ñuy tuumal ne dafa doon yàkkataan ay élèves am fanaan na guddiim gu njëkk ca kaso ba doyen des juges moo ko dóor mandat dépôt naka noonu tamit Olivier Sylvain ma doon tëddee ay footballkat yu ndaw ya nekk ca AS Dakar Sacré-Cœur jàngoroy coronavirus wéy di faat ay doomu aadama yu takku ca réewum Chine fii nii ci réewum Sénégal moom ñu bëri nekkoon ëmpule nañu joodule jàngore tey ñaan kon yàlla musal leen ca tey ji nekk bëccëg bu àdduna wërngal këpp jagleele rajo tax kon ñu def taxaw seetlu jëmale ko ci nekkinu rajo yi ba ci jafe-jafe yi ci liggéeykat yi di jànkonteel li mbokk yàkk leneen bu ci noppee dinañ ci boole ne ni ponk ba ci biti réew tàggat yaram sooga dugg ci pàcc bi nu jagleele aada ak cosaan mu gën caa fës kon dem si yàlla Njaga Mbay mi ñuy fàttaliku ni ki tey taarixu démb ñu ñëwaat ci dundinu ko Papa Gueye Fall Njaga Mbay tamit dinañ ci ànd kon ak doomam jile di Papa Lay Mbay ab nataalam gan gi ak li yëglekaay yi xëy suba ak tey mooy buural Midi Culture ñu ñaanalante Kaderulu Abdoul Xaadir moo nekk ci machine bi. Midi Culture. Midi Culture Serigne Saliou Seck ngeen ci àndal ñoom ci mbégte ak contentement bu mag di leen ko faram-fàcceel nañ leen ko waxee ca bopp ba rek la ñuy duggee ngeen ci yaatal gi tàmbalee ko kon ak Mohamed Sabibou Gueye ak Olivier Sylvain mi nga xam si kon niki biig lañ fanaan seen guddi gu njëkk ca kaso ba nekk ca Rëbës ñoom ñaar ñëpp ku ci nekk ak lan lay toppe waaye daanaka lañu nuróole moo di kon yàkkataan ay gone Aminata Ba. mu fanaan guddeem bu njëkk ca kaso bu Rëbës Mohamed Abibou Gueye di sëriñ daara ca Wakam ñu arrêté ko niki démb ñu ngi ko toppee sàkku xale yu amagul fukki at ak ñett pédophilie et détournement de mineurs acte contre nature lu mel ni itam la ñu téye Olivier Brice Sylvain nekkoon responsable de la cellule performance lépp formateur bu Dakar Sacré-Cœur moom tamit ñu ngi ko toppee yëkkataan ay ndaw joueurs yi mu doon formé ñoom ñaar ñëpp doyen des juges Samb Sall moo joxe ndigal ngir ñu jàpp leen bu weesoo mbirub yàkkataan téye nañu itam niki démb di Jàkk Diouf di ménagère Viviane Chidid ak yeneen juróomi ñaari doomu aadama juge du 8e cabinet bu tribunal grande instance bu Dakar Mamadou Seck di leen toppee association de malfaiteurs trafic de visa escroquerie blanchiment de capitaux ba tax na procureur de la République Serigne Bassirou Gueye mi ko dénkoon bile dossier ne mu ubbi ci ab enquête. jaajëf Aminata Ba ñu wëyal wax ci leneen li nga xam si jamono ji moo daal di ëlëm àdduna wërngal këpp rawatina ña yeewoo ca Chine di jàngoroy coronavirus loolee nag nekk jàngoro joo xam si ñi nekk fii nii ci réewum Sénégal ñu ci bëri dañ ko daal umpale nañ leen ñaan yàlla rek moo di ne mu musal leen ci boobule doomu jàngoro Mariam Mangara. feebar bi version yi dafa bari dañuy déglu rek ñu ne lii moo ko andi lee moo ko andi léeg-léeg ñu naan li chinois yi di lekk la léeg-léeg ñu naan xam nga rek ñu waxee ko neneen ak neneen ak neneen noo xam ne ba finalement ñun duñu mën a comprendre vraiment lan muy cause réellement ñun man day wax en tant que citoyen man maa ngi koy seetaan xam naa ni feebar bu am la lu am la mu ngi faagaagal ay nit mais ba tey jii man fii ma lay wax ni man mënumaa wax ni lii moom moo ko andi moom feebar bi aussi tam nan lañ koy moytoo ba nga xamante ni Sénégalais yi nañ ci mën a mucc. coronavirus benn feebar la boo xam ne dama koy dégg nii mais xaw ma en plupart lu koy indi mooy salté ak animaux yi ak ñàkk set daal loolu daal yaakaar naa moom moo koy indi si li ma xam ci feebar boobu. waaw loolu ñu prendre suñuy précaution rek comme ñëpp rek sensibiliser Sénégalais yi am na parce que Sénégalais yi am ñu bari ñoo xamante ne xamuñu day feebar bi sensibilisation bi day tax xam ni ñuy xam feebar bi ban feebar la nan lañ koy moytoo xam nga jël seen ay précaution. mi ngi noonu kon nekkoon xalaatub ñenn ci jële di coronavirus ñu dénk ko kon Mariama Mangara ci ab micro trottoir ngeen di wéy di déglu Midi Culture ci rajo King FM midi moo jot ba tegal juróomi simili. Suivez-nous sur notre site web www.kingfm.sn. mi ngi noonu ñu wax tey kon ci bëccëgu tey ji yamook fukki fan ak ñett ci weeru février atum 2020 àdduna wërngal këpp naka jagleele ko wàllum rajo ñu porox ndollu ci ñun def ab taxaw seetlu jëmale ko ci rajo communautaire yi kon ak doxaleen gi reportage ba Aminata Ba. rajo communautaire yi di liggéey ci lépp luy tax mu gën a jege askanam ci fànn yépp mandarga bile moo leen wute ak yeneen xeetu rajo yi Sidina Omar Sy di rédacteur en chef bu rajo Oxygène FM nekk ca Pikine. askan wi la ak askan wi ndax askan wi mooy dafay xibaar li ñuy informer dégg nga dafay yeete muy sensibiliser dafay ñaax dégg nga wala boog dafay gindi muy orienté waaye tamit dégg nga dafay bégloo muy divertir waaye tamit dafay dénoncer muy lépp loo xam ne lu baaxul la mu di ko xarab. lii nag mu jafe lool ngir ñu motale ko ndax ñàkkub ko
koppar bi ñu jànkonteel May Faye Kane di journaliste. jafe-jafe yi fi am bari na d'abord ci traitement information bi outils yi nga xamante ni moom nga war a utiliser traiter sa information des fois day manquer mais n'empêche ak peu de moyens bi nga xamante ni moom la ñu disposer dinañ dem defi le collecte ñëw traiter information bi à notre niveau jàllale ko mais moyens daal moo xaw a des. Sidina Omar Sy ak May Faye Kane jàpp ni kilifa yi nekk ci seen gox yi ñoo desee def seen wareef. ndax tey jii mboole seen bopp moomeel yi fi nekk ku nekk su yëkkati woon benn million rek ci at mu nekk fukk ak juróom benn million fii ci biir Pikine dees ñu ko mën a joxe fekk du am benn jafe-jafe waaye nag ay la yëwel nañ ko séentoo woon daal demewu ni ndax itam la ñuy bëgg ci ñoom wala la ñuy sénti ñoom defuñu ko. moo xam autorité bu mu mënti doon wala collectivité locale bu mu mënti doon xam nga existence oxygène ndax fii balaa nit di fi falu bari na ñoo xamante ni fi la ñuy jaar kon nag boo demee ba mu neex nga toog ci donkaas gi delloo naar bi xoromam ndax ba muy metti moo la jàppale woon. rajo communautaire yi di bay seen waar bu baax ci milieu médiatique bi bu weesoo xibaar yi ñuy joxe dañuy tàggat itam ay ndaw moo xam ci taskatu xibaar animateur ba ci ay technicien. jaajëf Aminata Ba ci bésub rajo bi la ñuy daal di des te àdduna wërngal këpp di ko màggal ñu wéyal gëstu bi kon jëmale ko ci bile yoon ci dundinu ñi nga xam si dañuy liggéey ci rajo yeeg jafe-jafe yi nga xam si dañ koy daal di jànkonteel ci biir kër yu ñuy liggéey. Awa Seck. nekkin bi moom dëgg fa yàlla moom stagiaire moom ci organe de presse sénégalais surtout c'est très difficile. seetlu gi benn la stagiaire yi nekkin gu métti la ñuy dund ci organe de presse yi journaliste bi dina bu turam ñaawlu ko ba fu ñaawlu yem. yow yaa jël sa passe nga dem di def reportage. deux encore condition si li nga nekkee au lieu ñu jàppale la parce que da nga ñëw stage pour uti xam-xam mais ñoom duñu ko def ok ñoom dañuy nekk si leneen léegi stagiaire bi da nga bàyyi noonu mu def lu ko neex. Laay Mbay moom ne. stagiaire yi coono bi ñuy jànkonteel ci rajo coono bu metti la d'ailleurs suñu ñëwee di def stage ci rajo bi ñoom mun naa wax ni sax le rôle de planton duñ koy jouer ci rajo bi benn parce que kuy yónni ñoom ngay yónni reportage yi gën a difficile wala reportage yi nga xamante ni ñoo gën a lëj ñoom lañ koy defloo. ku ni rajo communautaire xam ni bénévolat moom fa la fekk baax Amina Biagi Mendy stagiaire Oxygène FM. ci biir bénévolat boobu dañuy xëy ñëw liggéey si comme d'habitude routine lay doon chaque jour ñu xëyee def reportage wàcc sur le terrain suñu waree présenter journal tamit ñu présenter journal bon condition de vie nag ku xam rajo communautaire xam ni lépp matewul. ci wet wa Kumbali Sarr ne Oxygène famille la mujjee doon ci moom donte métti na waaye dañuy dem rek ak les moyens du bord. fii famille lañ comme niñ koy faral di waxee rek di dem ak tes propres moyens loolu dafa metti loolu mooy seule difficulté bi ñuy dund fii nii transport bi et tout yow yaay fayal sa bopp lépp amul rémunération amul dara foofu moom je dirais que ni xaw na metti tuuti. lii yëpp nekk ab firnde ci nu stagiaires yi nekkee ci organe de presse yi te saa su ne ñuy dégg ay code yu yees ñeel seeni àq ak yelleef waaye ba fii furaas daal day xëddee. croisement Ngoundiane jàpp aéroport international Blaise Diagne midi moo fa jot ba tegal fukki simili. Kumba Ba maa ngi lay nuyu. mi ngi noonu kon bàkk boobee xibaaru biti réew yi lay daal di yëgle dañ koy tàmbalee ak waa BBC Afrique mi nga xam si dañoo dàq kenn ci seen ay journaliste gannaaw plainte boo xam si Rwanda dañ ko jébbal. gannaaw ba ma nuyoo kon auditeur ak internet yi ni nga ko waxee noonu la licenciement di dàq boo xam ne dàq nañ ko taskatu xibaar bu nekk ci bureau BBC Afrique fii ci Ndakaaru loolu moo jur kon ay indignation fu ne waaye di fa jógee di ko naqarlu ay fan a ngi nii bu ñu sukkandikoo ci bataaxal bi nga xam ne moom lañ ko jébbal ci njeexitalu ayubés bi ñu weesu bu ñu sukkandikoo ci RFI mi nga xam ne moom moo dikkaat ci bataaxal boobu moom chaque matin mooy journaliste bi nga xam ne moom la ñu licencié kon nee nañu faute grave la def ndax dafa def ab interview di waxtaan woo xam ne seq na ko ak Charles Onana nag Serigne Sall moom moo bind livre bi wax ci Rwanda la vérité sur l'opération turquoise ñu daal di koy jàllale kon ci BBC ñaar fukki fan ci weeru décembre bi ñu weesu ci lettre de licenciement boobu tamit nga xam ne jox nañ ko kii di rédactrice en chef bu service bu rajo britannique bi nee nañu daal gannaaw ab plainte boo xam ne gouvernement bu réewu Rwanda ci boppam moom moo ko def moo waral ba ñu dàq bile waay entretien bi mu séq ak auteur bu livre bi dañ koo teg nag looloo indi coow li looloo waral ba Reporters sans frontières ñoom it àddu nañu nee nañu dàq bii nga xam ne dàq nañ ko journaliste bi ñoom waa BBC dafay wane ni rek pare nañu ngir intimider journaliste yi di liggéey ci bile dossier nga xam ne bu sensible la. Madagascar député buñ fa tëjoon juróomi at mujjee kaw bàyyi moo tàbbal nit ña ca naqar. nee nañu traitement de faveur lañ ko defal guerre la waaye it protection politique ab politique la moo tax ñu def
defal ko lu ni mel lee nañu nag ingrédients yooyu yëpp la ñu dajale ñoom malgache yi moo leen métti ndax moom mi dañ koo condamné woon teg ko ay daan ci weeru mai atum 2019 ngir tëj ko kon juróomi atu kaso yoo xam ne dañ koy nëbb jant bi ndax abus de fonction ci ndombal tànk yi nga xam ne am na ko ci la doon sukkandiku di def lu ko neex di signer papier ak yu ne lu ko neex maanaam exploitation def na ko ci wàllu transport illicite de produits forestiers loolu nag Serigne Saliou xam naa danga may dimbali après rek ci ficc gi ndax complicité tamit de meurtre loxoom kon takk na ci benn faat boo xam ne faat nañ ko fa ay doomu aadama waaye li leen jaaxal ñoom askan mooy kooku dañ koo daal di libéré ci ayu bés bi ñu weesu député boobu sax moom moo taxoon ba ñu yàqate kon benn espace protégé ci centre ouest bu dëkk ba ci biir ñetti weer daal nee nañu moom rasé na fa lu toll ci 85 000 hectares yoo xam ne ci forêt primaire ba la ñi mu ko jox nag di ay multinational di liggéey ci wàllu agroalimentaire mandat d'arrêt lañ tegoon ci kawam waaye ba fii mër la def. dañ koy daal di jeexale kon wax ci jàngoroy coronavirus ji nga xam ni moo ngay wéy di lëmbe réewum Chine. lim nga kon gën naa yokku dëggal nañ ko tey ji ci alxames gi nee nañ grimpé en flèche maanaam ni mu yokkoo jéggi na dayoo ca gox bii di Hubei yi nga xam ne changement sax dañ ko def ci anam bi ñuy calculer cas yi nga xam ne jot nañu ko nee nañu lu toll ci 1,000 ak juróomi téeméer ci ay cas yu bees kon mën nañ koo fësal tey ji ci alxames gi nee nañu nag jàngoro ji kon faat na kon 1,000 ak ñetti téeméer ak juróom-benn fukk ak juróom-ñaari doomu aadama naka noonu 60 000 doomu aadama it ñoom infecté na leen kon ñi nga xam ne ñooy responsable yu province bi nga xam ne fa la jàngoro ji njëkk a soqikoo ñoom jamono ji seeni ndombal tànk tekki nañu ko ci biir 24 heures muy benn fan ñeneen lim gi ci cas yi nga xam ne jot nañu ko ci biir benn fan nee nañ yokk na fukki yoon naka noonu limite ñi faatu yokk na ci ñaari yoon maanaam dañ ko multiplier par 2 kon Serigne Saliou tey fii la ñuy taxaw ci xibaar yi soxal bi ci réew. gërëm ñeel na la Kumba Ba ñu jàll ci tàggat yaram. Tout de suite, le sport. Now, sports. xibaaru tàggat yaram yi bàkk boobee kon moom lay yëgle ak ñun ci studio bi Papa Madiakhate Sarr maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay bu baax Serigne Saliou Seck di nuyu auditeurs ak internet yu rajo King FM. wàllum football lañ koy tàmbalee coupe de la ligue fii nii ci Sénégal la ñu dellu si waat kon ci 8e de finale yi doon amal ni ki démb. jàmbaar moom dafa daan te ñi nga xam ne ñoo di waa Thiès FC ñaari bal ci benn Boubacar Gadiaga mi tàggat académiciens yi di rafetlu ndam li jamono ji nag muy ngay wax ndawam yi ñu daal di xalaat bu baax li nga xam ne mooy seen jongante bi war a am ay bés bi ñu jëm mu di ab jongante championnat ñu teewlu ay kàddoom Boubacar Gadiaga. si wàllu football am nañu occasion yoo xamante ne tey bi ko dóoroon mën nañu am ñaari but d'écart wala ñetti but d'écart sonn nañu lool si bal arrêté yi premier goal bi a été efficace sur dernier balle arrêté li xale yi joxe vraiment kontaan naa si parce que continuer jabar yi ba noppi football terrain bu métti parce que di sant yàlla ba noppi kenn gaañu aussi mooy lu ëpp solo si waat naa ko noppalu defaru parce que am na match métti bu ñuy xaar si dimanche mooy dégg lu métti xam ne Touré la est-ce que moo tax ñu noppal ñenn ñi indi ñenn ñi te dimanche ñëpp nekkaat si forme bu baax. ci yeneen jongante yi ñu mën a jàpp résultat yi ñaari tali yi dafa ñàkk diggam ak Kër Madior mi ko daan benn bal ci dara AS Douane daan Sonacos ñaari bal ci dara Demba Diop FC AS Pikine moo ko éliminé ginnaaw ba mu ko gagné ci tir au but 3-1 ba temps réglementaire bi jeexee ku nekk dugaloon nga ñaar ci sa camp yi morom SNEPS moom dafa ñàkk digganteem ak Dakar Sacré-Cœur ñeenti bal ci benn lanu leen daan Teungueth FC Jamono Fatick ñoom it ca tir au but la seen jongante ga mujjee waa Jamono Fatick ñoo def mbetteel gi daan Teungueth FC ci tir au but yi 1-1 la ñu defoon ba prolongation yi jeexee Guédiawaye football club moom Génération Foot moo ko daan benn bal ci dara benn jongante bi des nag ci li nga xam ne mooy 8e de finale yi diggante EJ Fatick ak Casa Sport dana ko dàq ba jëmmi jamono. Europe tamit démb jongante yu am solo doon na fa am. ci wàllum coupe tey la ñuy xam ki mujjee qualifié ci demi-finale coupe de France ginnaaw jongante bi war a dox diggante Épinal nekk ci National 2 ak Saint-Étienne mi nekk ci Ligue 1 démb Paris Saint-Germain amoon ci équipe bi ay coppite yu takku dafa daal di nappaaje Dijon ca dëkkam daan ko juróom-benn bal ci benn ñi nga xam ne nag ñooy duel des Olympiques maanaam diggante Olympique Lyonnais ak Olympique de Marseille Lyon moo ca mujjee am ndam benn
benn bal ci dara dal di daan fekk ren moom bu Mbaye Niang ak Edouard Mendy ñoom qualifié woon nañu ba noppi ni ki talaata ji ñu weesu ca Italie ñoom it ñu ngi doon joué coupe ni ki démb Naples mi nga xam ne Kalidou Koulibaly fa la bokk waaye démb bokkul ci jongante bi ñoom dañoo daan ki jiitu ci Serie A bu Italie di Inter Milan benn bal ci dara ci demi-finale aller bi ñi nga xam ne ñoo di joueur Antonio Conte yi waa Inter daanu jéem a dabu ginnaaw match retour bi fas yéene am fan yi ñu jëm ca Grèce moom Pape Abdou Cissé di défenseur international bu Sénégal moom moo tax ba clubam bii di Olympiakos wala bokk na ci li tax clubam bii di Olympiakos daal di qualifié ci demi-finale coupe Grèce ginnaaw ba ñu daanee Lamia FC ñetti bal ci ñaar doomi Sénégal bi ñaari but la daal di dugal la. mi ngi noonu kon wàllum basketball Africa League lañ koy jeexale mu mel ni xam nañ date pour lancement ba. fukki fan ak ñett jàpp fukki fan ak juróom ci weeru mars lay doon Dakar Arena mooy dalloo lancement gu gile compétition muy xabaar ba nga xam ne Amadou Gallo Fall moo ko xamle muy vice président bu NBA jiite it basketball Africa League ñu teewlu ay kàddoom ci leeral yi. lancé basketball Africa League mu nekk ligue professionnelle bu panafricaine boo xam ne nii fukki équipe ak ñaar ñoo koy constitué fukki équipe ak ñaar yu jóge si fukki dëkk ak ñaar léegi nag ligue boobu ñu ngi koy lancé fii du 13 au 15 mars fii Dakar Arena dinañ si gën a wax parce que dañu bëgg vraiment week-end boobu nekk véritable festival pour basket parce que Afrique yëpp dañu fiy tase dina bokk si loo xam ne nii dina teg Sénégal sur la scène mondiale parce que NBA ak FIBA ñoo partenaire pour ñëw teg ligue boo xam ne nii d'ici quelques années dina nekk si ligue yi gën a ràññeeku si monde. fàttali ne AS Douane mooy club bi teewal Sénégal ci basketball Africa League googee nga xam ne day lëkkale ay champion ci wàllum basket ci góor ñi ca seen ak réew Amadou Gallo Fall yëkkati yooyu le kàddu démb ginnaaw ab xaatim ak déggoo goo xam ne dox na diggante CNOS di comité national olympique sportif sénégalais comité olympique bu Canada ci wàccaayu ko organisation Jeux olympiques de la jeunesse yi nga xam ne Dakar dañu koy amalee juróom-ñeenti fan jàpp fukki fan ak ñaar ci weeru janvier atum 2022 muy ak jàppale goo xam ne Canada daanu ko jàppale réewum Sénégal ci wàccaayu googule jongante Serigne Saliou foofu la ñuy yamale ak xibaaru tàggat yaram yi. cant ngërëm ñeel na la bu baax a baax Papa Ma Jaxate Sarr ci yaatalu xibaaru tàggat yaram yi xibaaru caada yi bu bàkk bi daanoo tàbbal nu ci faram-fàcce gi. xibaaru caada yu wér te wóor. dañ koy tàmbalee ñëwaat ci taarixu démb tey ñu dellu si ci jaar-jaar yi ñi ñu duppe woon les tirailleurs sénégalais nekk ñi doon xeex ci wetu français yi ci ñaari guerre yi fi jot a am ñu duppee ko première ak deuxième guerre mondiale ci xare yooyu Papa Gueye Fall da caa wane woon njàmbar gu yéem ñëpp loolu waraloon ba nu teg ko loxo ci atum 1941 te Allemand yi defoon lu ni mel li yéemoon ñu bëri te bett ñëpp moo di ne kenn ci askan wi mësul yaakaar ne Papa Gueye Fall dina mas a bokk ci ab xare bay jëli ngànnaay loolu di tekki ne yuuxu dafa jipp fu nu ko foogewul ndax nag wàllu soldat mësul bokk ci ay projet ma ñu jëloon ko ngir mu dooleel réewum France ci ñaari guerre mondiale yi fi xewoon waaye la mu fa wane ba ci yeneeni tirailleurs sénégalais ya fa teewoon ba tey dañ koy waxtaanee te firnde li moo di sargal nañ leen ca ay yooni yoon moom Papa Gueye Fall li ñu bëri umpale ba léegi moo di ne jàngalekat la woon te xarañ lool itam ci li mu doon def te mi ngi ko door bi mu am fukki at ak juróom benn moo ngi jàngee ci école bii di Frère Plomel ci atum 1908 ci la jàllee ci école normale bu Saint-Louis foofee sax fa la jotee ci diplôme bi ko def mu nekk jàngalekat loolu itam moo ko mayoon mu bokk ci cadre instituteurs yi ci atum 1910 ci noonu ci la Papa Gueye Fall tàmbalee wone xam-xamam tàmbale koo yaatal jot a jaar fu ci mel ni Xombol ak Bawal waaye bi première guerre mondiale bi dooree ci atum 1914 ci la Papa Gueye Fall bàyyee classe yi ak njàngale mi dem fekki armée française ngir dooleel leen ci fukki fan ak juróom-ñett ci weeru mars atum 1915 mu bokk ci xeex bi nu doon wax la bataille des Dardanelles jàmbaar ga mu fa wane tax ñu def ko sous-lieutenant atum 1919 ñu yokki gradam tabb ko mu nekk sous-officier dal di bokk ci kilifa ak cadre yi nekk ci biir l'armée française waaye bi première guerre mondiale bi jeexee ci la Papa Gueye Fall ñibbisi waatee ci réewum Sénégal dal di dellu ci classe yi wéyal am njàngalem ci noonu sax ci lañ ko defee mu nekk directeur école Malick Sy ba ci atum 1944 waaye fanweeri fan ak benn ci weeru mai atum 1965 ci la Papa Gueye Fall génne
génne àdduna réewum France ak réewum Sénégal maase di ko delloo njukkal ba ci daara ak i mbedd yu nu ko duppee taarixu démb fi tey la kon Alaaji Njaga Mbay génnoon na àdduna loolu nag moo tax ba ak njabootam di ko fàttaliku jaarale ko kon ci doomam bu góor bi la di Papa Laay Mbay mi nga xam si kon dellu si waat na ci ñi mu gën a yaatoo li nga xam si moom lañ ko fas yéene defal tey gannaaw ay ñaan dégg ngeen ko moom Papa Laay Mbay ci sunu jotaayu xibaar yi nu weesu ñu ñëw tey ci gëstu bi kon jaglele ko Baye Mass di kon benn ndaw boo xam si ab artiste la mi ngi am lu tolloo ko fukki at ak juróom-ñaar moom nag mi ngi daal di door ab carrière musicale am ñetti at a ngi nii Mami Mangara. bi mu tàmbalee musique ak léegi toll na ci ñetti at moom nag mi ngi wuyoo Baye Mass di turu artisam. waaw Baye Mass doomu Thiaroye-sur-Mer la juddoo fa màggoo fa yaroo fa nekk xale bu Thiaroye jàppale mu débuté carrière musicale am il y a 3 ans de cela bi ma amee 17 ans donc nekk ci ba tey mu ci évoluer. mi ngi ñuy xamal musique doon na li mu doon ci waajuram bu jigéen. musique bi yaakaar naa nag deret la donc ci côté yaay ay muy séeréer yi ma leen di nuyu de passage donc deret la ci man sama côté yaay ñoom ñëpp dañuy way mais wayu cosaan ma judd ci kër famille aussi nekk depuis xale di jàppale mère di wayandoo ak moom donc amour bi noonu la ma dikkee. woyam bi mu duppee sant yàlla mu doon succès bu mag ñëpp safoo ko. liggéey nañ ci loo xam ne donc bu yeggee foofu duñu bett benn côté mais aussi sant yàlla comme li ñu wax ci son bi parce que liggéey nañ ko nekk na loo xam ne suñu biir la jógee ñu def ci daj ci lu nekk donte ay xale lañ donc bu génnee aussi public bi bëgg ko adapté ko di ko digérer dañ ciy sant yàlla bu baax a baax. boole jàng ak woy nekkul lu yomb si moom rawatina si élève terminal. musique bi sax dafa gën a tax ñu gën a nekk suñu jàng parce que bëgguñ di def musique di am yenn résultats yi wala yenn comportement yi à l'école looloo tax dañu gën a sëggu suñu jàng aussi organisation la bu musique jotee dañuy dem ñu way bu jàng jotee ñu bàyyi way bi après ñu dem ñu jàng. bëgg-bëggam si musique jéggi na dayoo ay mbëbëtam doon sokkali musique Sénégal si àdduna wërngal këpp. macha allah sant naa la jox ma ndey ju mat ndey bàyyi bu mat bàyyi man de gërëm naa la. jaajëf Mami Mangara Midi Culture ñu jàll ci nataal bi. Le portrait du jour. junju naa leen ko léegi tey jii kon la ñuy fàttaliku El Hadji Ndiaga Mbaye fii nii ci réewum Sénégal sabab ñu leen di defal ab nataalam ak Ndeye Mati Dieng. Hamidou Dia ak Laurence Gavron tënk nañu dundu waykat bi ci ab film documentaire Le Maître de la Parole El Hadji Ndiaga Mbaye la mémoire du Sénégal grand boubou lañu ko daan faral di gis mu koy sol ak ay lunettes noir fumé El Hadji Ndiaga Mbaye bokk na ci waykat yi njëkk a ñeme fii ci Sénégal boole ay sonorités traditionnelles ak yu yeneenu dëkk góor gi lu toll ci fanweeri at ak juróom la def ci musique bindal boppam nag loo xamante ne kenn dootu ko mën a fàtte firnde gi donte dëddu na àdduna guddik fukki fan ak ñaar jàpp fukki fan ak ñett ci weeru février atub 2005 yemoo woon ak mu am juróom fukki at ak juróom-ñaar terewul ba léegi ay wayam di wéy di dëppoo ak jamono. El Hadji Ndiaga Mbaye Tataguine nekkee ca région bu Fatick la ganisee àddina ci atum 1948 soxee ko ci askanu ngéwél topp baaxu maamam waral ba mën wayam ci géewu xewi la ko njëkk wanee tax mu bàyyi école waajuram yóbbu ko armée 1968 comme soldat yépp nag buy entraîné di way baatam bu neex la ñëpp di bàyyi xel bi mu fa génnee ci la soobu ci way taamu te mu këmbëggeel télévision yi fi nekkoon ci yow yee jamono aki moo ay wayam di ko teg bés bu yàlla sàkk ki fi doon directeur bu théâtre national Daniel Sorano Maurice Sonar ubbil ko buntu yi fa la tàmbalee liggéey bu am solo bi mu def ci scène musicale bi bind lu ci mel ni mbëggeel njureel Umar Foutiyu ñetti Abdou Dabaax ci albumam bi di réew mi yéen bàyyi leen la weddee ni géwél du dem ci xew yi rek mooy cëram El Hadji Ndiaga Mbaye boole na mbalax ak jazz mbalax ak blues mbalax ak rock mbalax ak hip hop ak yeneen lépp nag boole ko ak di yedd ndaw ñi demoon na sax ba way ku ci mel ni Lamine Gueye lépp rek ngir ndaw ñi jël ci moom référence ku amoon diggante bu rafet ak nawle waykatam yi mu fi nekkaloon firnde gi àndoon na ak Youssou Ndour DJ Awadi ak ñeneen way ba bi mu dëddoo àddina sax ku ci mel ni Youssou Ndour moomee dippee ko Grammy Awards bi mu amoon ci atub 2005 El Hadji Ndiaga Mbaye ak Ndongo Lo ñoo bokk benn at bi ñu génnee àddina ginnaaw feebar bu yàgg bu leen tëraloon lu ni mel nag taxoon ba artistes yi doon sàkku ci nguur gi mu leen di taxawu bu ñu feebaree ndax dañoo jàpp ne ñu ci mel ni El Hadji Ndiaga Mbaye ay busol lañu ci ndaw ñi.
li si yéene kaay yi ak Serigne Saliou Seck. ngasum ñambeek yéy ñoo ànd ndax xamoo fu la ñor ga di fekk leen ma ci yéene kaay réewum Sénégal bii ñu ànd xool la fa njiitu réewum Sénégal di président Macky Sall wax premier ministre bu Canada ubbil Le Soleil journal bi ne président Macky Sall wax ju leer nañ ju mel ni midi la wax Justin Trudeau nee na ko mbirum góor jigéen kenn du ko daganal ci réewum Sénégal ndax sunu caada doxewul noonu laas yéene kaay ne dëgg la président Macky Sall li mu wax premier ministre Canada ci mbirum góor jigéen bi leer na dañu ko sunu société doxewul noonu te itam sunuy loi da koy tere contre nature le Vox Populi ne li wóor te leer moo di président Macky Sall gannaaw Barack Obama démb yamale na ilimaani jëwrin ba fekk baax ca Canada di Justin Trudeau ne ko xel xalaatutu ñu fiy nangu mbirum góor jigéen te itam dara dérangé wul sunum réew ci ñu ko fiy tere tax mbir la moo xam ne si sunu caada sunu cosaan sunuy loi ba ci sunuy doxalin lépp da koo dàq sursu aane njiitu réew mi di président Macky Sall kay la mu waxoon ci ñetteelu mandat bi bu nu ko méngaleeg li mu wax ci mbiru ngóor jigéen yi mi ngi mel ni yàlla ak yàlla ndax nag ca ñetteelu mandat bi président Macky Sall waxu ci woon lu leer dani woon du ma ni waaw du ma ni déet waaye nag ci mbirum ngóor jigéen mi te déet gu leer naññ la wax dani non Les Échos moom ne xel ñaar am na ci kàddu yi président Macky Sall tontu Trudeau journal bi ne ñàngal bi muy wax wala fu lépp a leer dafa ni ngóor jigéen kenn du ko masa nangu ci sunum réew waaye nag ba muy wax français kàddu yi mu wax gannaaw ba nu ko càmbaree am nag lees waxul Vox Populi ne ñoom li nu jàpp moo di président Macky Sall li mu wax leer na Mame Matar Gueye bu ONG Jamra ne mu leer ak mu leerul li wóor te leer ci ñoom moo di ne ngóor jigéen bu garab yi doon fàq suuf si jalaañooy itam kenn du ko masa daganal fii ci sunum réew mim réew kenn mënu fee yendu ci njombe fanaan ci kaasa ci kaso ngay mujjee fanaani libération yéene kaay ne mbirum kàccoor mi nu fiy waxtaane altinek léegi ñennu ca tuddoon ñoom ñëpp fanaani nan seen guddi gi njëkk ca kaso ba yéene kaay bi ne muy Abibou Gueye di oustaz ba nekkoon ca Wakaam te nu waxoon ni da doon yàkkataan ay dongam ba ci Olivier Sylvain mi nu wax ni da doon tëddee football kat yu ndaw ya nekk ca Dakar Sacré-Cœur ñoom ñëpp la nu mandat dépôt ba nu fanaan seen guddi gu njëkk ni ki démb ca kaso ba lën leen di toppe nag ku ko bëgg lim fi ngay fanaan waaye bokk na ca lanu niroole moo di yàkkataan ay tout tànk waaye Olivier Sylvain bu ma nekkoon ca Dakar Sacré-Cœur moom nee na mësul tëddee football kat yu ndaw ya fa nekk waaye nag da leen doon massage l'observateur ne dëgg la waaye nag massage la boo xam ne dafa rax journal Rue 15 angle corniche bi ne bu nu sukkandikoo ci kàddu yi xale yi wax enquêteurs yi moo di ne waa ji da leen doon yóbbu ca këram di leen massage waaye nag ca biir massage ba la ci Olivier doon boole te ko doon def xale ëpp naa wax ci gémmiñ bu waxul dëgg waxi fenn lii dëgg te am moo di Djidiack Diouf dem na kaso l'observateur ni moom mi nekkoon ba fii manageru Viviane Chidid njublang ci ay visa lañ koy toppee topp leen ma ñu dem Sine Le Quotidien ne ca Fatick Lamine Koyta ma fa faatu woon la autopsie ba wane moo di ne yàlla sunu borom moo ko soxla waaye kenn faatu ko maanaam mort naturelle la waaye nag journal bi nee na naataangoom yay dawal Jakarta te nekk ca Fatick xotti tareet la ñu def la autopsie ba wane ndax nee na loolee amul Lamine di seen naataango ba police moo ko faat Le Soleil ne lu ci man di am daal autopsie ba la mu wane moo di mort naturelle la ki faatu woon te nekkul mort naturelle moo di étudiant bi di Fallou Sène te nu boomoon ko ca université Gaston Berger ba nekk ca Saint-Louis las yéene kaay ne lieutenant ba nu wax ni moo ko boom démb attekat ba déglu na ko déglu leen ma limal leen entreprise yi réewum France moom te mu nekk fii ci réewum Sénégal La Tribune moo ko xëy bind ci aw xëtam ñu mën caa lim CFAO Total Banque SGBS Sénac Auchan Canal Plus ba ci Orange Money yii ak yeneen journal des médias bi nee na France la fekk baax kër Maba Jaxu Ba dëkk la bu fekk baax fii ci réewum Sénégal ca Nioro la nekk Vox Populi nee na benn élève moo fa laaj ab professeur am copie composition far werante dox ci seen diggante professeur ba jam ko paaka mi ngi noonu nekkoon kon sa lëf ci li yëglekaay yi xëy suba ak tey ñu dellu si waat kon ci Midi Culture kon ak gan gi tey nag ñuy dalal kon woykat bu jigéen bi la di Chola Ndiaye moom nag ci laaj ak tontu bi mu seq ak Papa Ma Jaxate sax daan na ciy dellu siwaat kon ci woy bu bees bi nga xam si namm na ko feesal gannaaw suba yamook fukki fan ak juróom ci weeru février bi nu dëgmal mu namm ko duppee kon Come to Me di ñëwal ci man loolu nag mu daal di koy jagleele kon ñi nga xam si ñoo di médecin chirurgien yi nekk ci àdduna wërngal këpp Chola Ndiaye ak mu mel ni kon loolee yëmbagul dañuy jéggalu kon mbokk yi ci li nga xam si moo di gànnu ko Midi Culture jombul dinañ ci dellu si waat ci sunu yeneen jotaayu xibaar dañuy dem kon ci wàllu musique tey ñu andil leen way bu bees boo xam si Pape Diouf feesal na ko niki démb li ko sabab nag moo di màggal ci bés bëggante yi dañ koy amal niki ëllëg ñu teewlu. suñu ànd bu egsee fii yaa ko waral.
ñu ngi doon mbokk yi foofee kon la ñuy yam ak yéen ci Midi Culture di jaajëfal bu baax a baax ñu nu doon may nopp ci 99.4 ak ñu nu doon seetaan ci www.kingfm.sn cant ngërëm ñel na bu baax a baax Kaderou Lo Abdoul Khadr mi nekkoon ci machine bi Serigne Saliou Seck nekkoon ci kaddu gi production Lamine Ndiaye digital Cheikh Faye léegi-léegi kon Alaaji Baye Cheikh mooy ñëwaat wëyal King Feeling lu mooy loolu maa ngi jaajëfal képp ku jàpp ci réalisation Midi Culture ba mu yemb mbokk yi yàlla na jàmm yàgg. Midi Culture.